salaam salaam salaam. gars yi maa ngi leen di ziyaare xam naa nag du heure habitude xaw naa teel waaye du ñu yàgg incha allah dañuy wax rek li nga xam ne moom la ñu xalaat. ñaaw ma nekk fi ma nekk dama xaw a gën a nekk ci ginnaaw tuuti ci biir donc sama connexion bi dafay déconné tuuti voilà mais li ma bëggoon wax rek mooy donc ñu gis jigéen ñu koy def ay yëf yu ñaaw ay yëf yu ñaaw maanaam ay dóor ay simmi ay vilipande ay abus verbal defe naa peut-être man ngeen ko gis ci sama situation je peux vous garantir que j'ai pas dormi toute la nuit ma toog di doxal rek ci sama biir xel lan moo war a tax doomu aadama sadikee noonu ci jigéen malgré par exemple tey boo ne woon jigéen bi gën a bon ci histoire du Sénégal man boo ma ko laajoon dinaa la ne c'est Marième Faye Sall parce que c'est une sénégalaise du jabaru Senghor du Elisabeth Diouf donc au moins muy jigéenu sénégalaise dinaa ne kooku moo gën a soxor ci Sénégal te yéenewuma ko lool. Marième Faye Sall c'est la femme la plus lâche au Sénégal te yéenewuma ku ko simmi wala ku ko dóor wala ku ko toroxal ci yenn toroxaange naka ngeen di mën a bàyyee sàcc yi gën a mag ci biir dëkk bi di tàmbaambalu di dawal ay oto yu luxe di nekk ci lu leen neex di am ay kër yu rafet di am ay jabar di mooy yàlla di fanaani ci ay këru jigéen ñu leen di jàpp ay flagrant délit partout waxu leen ñooñu dara ngeen jàpp xale bu jigéen même bu doonte sax sàccul man gëm naa ne kooku du sàcc man gëm naa ne kooku du nit ku ñëpp bon man li ma gëm la parce que Sénégal dafa am ñàkk xalaat bu fa am boo xam ne tey yuuxu nga nit sàccee rek mooy rey nañu borom duñu sax jéem a lijjanti ndax dëgg la am du dëgg maanaam benn côté rek la justice bi nekkee ndax gisoon naa ko fi temps ay temps Gambie waxoon naa leen ko fi ñu jàpp fi ay nit Gambie futti leen dóor leen ba tuuti ñu ñàkk seen bakkan mu dem nekk sax ndeysaan ay nit yoo xam ne ndekete ay mbokk lañu ci man pour te dire àdduna bi tey ñaawteef bi ni muy doxee ci Afrique ñu jàpp xale bu jigéen boobu futti ko def ko yu jëf yu ñaaw ci biir Sénégal au 21e siècle ci biir Sénégal ñu jàpp jigéen di ko futti di ko def ñaawteef yu mel noonu xanaa yéen amuleen yaay amuleen ay doom yu jigéen wala amuleen ay sœur ana galante jigéen am na yoo xam ne sax bu ko defee da nga ko koy mën a suturaal jigéen du góor bu deen góor sax am na yoo xam ne waroo ko def waxatuma la ak jigéen doomu aadama jigéen yenn ñaawteef yi ñu koy jël di ko teg jigéen mais bi ma ko gisee wallahi azim li génn ci man diggante démb ak tey mënuma koo wax doomu aadama j'ai mal au cœur moo loolu ngeen gis noonu ma bind ci titre bi ne leen sama xol dafay metti I can understand it ngeen jàpp jigéen di ko def ñaawteef yu mel noonu ci biir réewu Sénégal te loolu yëpp nag li ko encouragé mooy suñu banditisme état xam nga boo nekkee ci état bu bon boo nekkul ci état de droit yu mel noonu yëpp dañ koy légaliser ci dëkk naka ngeen di mën a toogee di xool nit ñu mel noonu ñooñu dañu war a nekk exemple punition ci suñu réew ndax góor ñi respecté jigéen ndax yàgg nañoo dégg moom ay sénégalais yu jàpp seeni jabar di leen dóor moi je peux vous assurer que je bats pas ma femme peut-être ni ngeen may gisee ci internet bi mën naa sévère wallahi azim sama jabar moom laa gën a respecté jigéen bu yàlla sàkk ci suuf ak sama waajuru jigéen ak sama ay doom yu jigéen dóor moom fogeere ngeen mën a jàpp ay doomu jàmbur di leen humilier de cette manière te doo leen am noo leen xalaatee man xaw ma sénégalais seen xalaat seen xel yi fu mu dem commencé leen xalaat ngeen delloo si waat seen xel Sénégal ñi ngeen war a dóor bari nañ fa
tey ku dajeeg Farba Ngom ci tali nga jàpp ko rey ko sax kenn buur du la topp dara du la ci fekk. ay Aly Ngouille Ndiaye ay Alioune Sall ces voleurs de l'État ces grands délinquants de l'État ah ngeen bàyyi ñooñu ñuy dund ci biir dëkk ngeen di jàpp ay jigéen di leen doon ruus leen am leen ruusukaay ngeen xool ngeen set ci yàlla. ma ne la yenn yi boo koy gis da ngay yaakaar ne nekkatoo sax ci àdduna bi ci dëkku mbaam yi sax loolu amu fa mbaam yi sax demal seen mbaam yi sax du ñu dóor mbaam bu jigéen parce que jigéen dafa am lu yàlla def ci moom loo xam ne ñëpp dañ ko war a ormal jigéen dafa am lu ko yàlla may loo xam ne ñëpp dañ ko war a respecté ngeen jàpp jigéen di ko futti di ko teg ñaawteef yu mel noonu loolu jar naa jàngat lii jar na cee jàngat leen ci. ngeen bàyyi seen jabar yeeg seen sœur yeeg seen yaay yi ngeen di maltraité c'est extraordinaire musuma ko gis ci àddina ku ma yeewoon ne ma au 21e siècle ñu ngi dóor ay jigéen ba léegi ci àdduna bi sax duma ko gëm waxatuma la ak Sénégal bi ma dëkk te Sénégal dégg naa tey la seen waalo gën a aay jigéen bu la nee sax salaamaaleykum yow yaakaar nga ne sa tama la duñu seeni ay tama xalaat leen il faut ngeen delloo si waat seeni ay xel am na loo xam ne vraiment dafa ñaaw. koo xam ne moom lañ la jox pour muy seddal sa xol muy bégal sa xol di la toppatoo kooku loo koy defee ñaawteef yu mel noonu xanaa doo leen xalaat jàng leen beneen doxin. gentleman mooy kii sukkal jigéen di ko raamal di ko jàppal ay tànkam di ko raayal kooku mooy gentleman mais gentleman du koy dóor jigéen boo bëggee koo dóor dem leen ci salle de boxe yi ngeen boxe fa ak seeni morom. ay yëfu imbécile yi rek ngeen di dundee ci biir dëkk bi yaakaar ne lii mooy ngóora lii du ngóora góor gu baax du dóor jigéen man de duma dóor sama jabar man sama jabar duma ko dóor lu ko neex na ma lu nit wax nag sa affaire mais vraiment da ngeen sénégalais léegi man xaw ma seen xel yi man je comprends plus mënumaa comprendre ak jigéen ñi loo leen mën a yaakaar ci ñoom am na cër boo xam ne war ngeen leen ko mën a may mais kanta ay dóor ay futti bëccëgu ndar kam billaay wallaay bi ma gisee loolu man pour man sama doom lañ ko doon def wala sama sœur wala sama yaay wala sama jabar man xoolewuma ko sax beneen jigéen je l'ai regardé comme ma sœur comme ma fille xanaa yéen doo leen xalaat dem leen sax ci alxuraan wax nañ leen ko def fa ay légaliser am na yoo xam ne dañ ko légaliser sax ci alxuraan nit bu demee bu nekkee ci yenn jafe-jafe yi sax bu jëlee sax mën ngeen ko war a mën a baal kooku bu fekkoon sax dafa jël laaj leen ko ma sœur lan moo la dugal ci lii mu wax la boo ko waree mën a dimbali sax nga dimbali ko nga comprendre ne que peut-être ñàkk pexe moo ko ci dugal ndax seen dëkk bi li fa xew gis ngeen ko seen dëkk bi bu dee ci sàcc rek la nit ñi yem da ngeen di sant yàlla léegi nit ñi commencé agressé wante ci mbedd mi ndax metti léegi ngeen gis ay nit di agressé ay nit bëccëgu ndar kam ci diggu ville ndax metti parce que gouvernement bu délinquant loolu lay njëriñ ci dëkk délinquance bi nga xam ne moom la Macky Sall indi Sénégal wallahi billahi ay doomu aadama dinañ fa reyante ay nit dinañ fa jamante paaka bëccëgu ndar kam ay nit dinañ fa agressé wante bëccëgu ndar kam nit dina ñëw dugg sa biir kër këf sa ndab bi ngay lekkee yóbbu ko ndax coono mais gisagu leen dara Sénégal vous n'avez rien vu ñi leen sàcc seen délinquants yi ñi ngeen war a attaquer xam ngeen leen vous connaissez vos délinquants xam nga lu gën a metti ci àddina mooy nga bañ a xam ki la tooñ mais xam ki la tooñ ba pare di ko romb di dem ci innocent yi di leen di dal seen kaw tey ki ngeen war a dal ci kawam xam ngeen ko Macky Sall moo yàq Sénégal kooku la sénégalais yi war a dal seen si kawam roy leen Mali roy leen ci maliens yi da ngeen di dem ngeen roy ci maliens yi gis ngeen maliens yi ñuy jàpp ay jigéen di dóor ak di simmeeg di def ay affaire déedéet ñoom góor ñi lañ koy defanteel imam bu jub doomu aadama yi ñooy ñëw tey saraxu la suñu kilifa diine yi lay waxal ak kilifa aada yi ak ñëpp nag war ngeen mën a jóg woo seen population ñu taxaw ci kanamu gouvernement bi revendiquer li ngeen bëgg a def mënul doxal réew yéen ngeen nekk ci seen ay ventilo ak ay climatiseur di upp nekk ci lekk bu neex bàyyi doomu aadama yi ñu leen di toroxal ci mbedd mi war ngeen koo mën a bañ parce que ce gouvernement délinquant va amener tellement de scandales au Sénégal kenn du xam fi muy fayee
gis nga loo leen toog ci seen biir néeg yooyu yaakaar ne yéen a ci sauvé wu dina leen ñëw fekk ci seen biir néeg bi ci seen biir kër yi lay ñëw déedéet masiba bi du yem ci Macky Sall du yem ci ministre yi dina raam ba dugg ci suñu kër diine yi ak suñu kër aada yi boo leen jógul damm ci bant ce qui se passe au Sénégal c'est une délinquance totale xoolal affaire ndengeleer bi nañu jox béykat yi nañ leen jox kayit bu leer jox leen ay kayit yu leer ñu moom seeni ay tool waaye dem leen bàyyi ci rek boo leen ci toogee de ëllëg ak sibir di ngeen ne dofu Tunkara bi waxoon nañu ko ndax dinañ leen fi mayaat at ñaari at ñu commencé waat seen yëfu boucan yi ndax golo du mus a bàyyi yéeg golo du bàyyi yéeg sàcckat un voleur sera toujours un voleur maliens yi dañoo am fulla am fayda te seen problème léegi mu jeex maliens yi fi mu ne nii ñoom ñooy négocier waa CEDEAO ñooy négocier ak présidence ñooy négocier pour xool nu jàmm amee Mali mais maliens yi ne négocient pas le du ñu négocier de ñoom ñu ngi xeex pour indiwaat jàmm seen biir dëkk bàyyi leen vraiment lâcheté bi nekk ci yéen coxor gi nekk ci yéen di ko jëmale ci jigéen ñi di ko jëmale sax ci néew ji doole ji moo war a arrêté muy jigéen muy taalube muy néew ji doole pourquoi Sénégal toujours seen lâcheté c'est contre les pauvres seen lâcheté c'est toujours contre le faible toujours da ngeen am problème mu infériorité yéen yaakaar ngeen toujours ne la raison des plus forts xoolal ki nga xam ne yow yaa ko tane yaa ko ëpp doole nga noggatu ko wala nga dóor ko mais attendez Macky Sall Sénégal soo leen bëggee koo leen démolir koo leen dóor koo leen saaga koo leen xas koo leen def lu leen neex te kenn du leen ci wax dara Macky Sall ak li ko wër yépp loo leen mën a def sàcc nañu bay sàcc ay oryx Sénégal sàcc nañu bay sàcc ay rabu àll xam nga loolu c'est un problème ngeen toog di leen déglu di leen seetaan ñuy dox ci seen xel yi di fontoo seen yaay yi ak seen pap yi ak seen maan yi ngeen toog seen biir kër yi di ko encaisser di ngeen attaquer ay jàmbur jigéen yi mais vraiment man malhonnêteté bi nekk ci Sénégal kenn xamatu ko ndaw si ñu reyoon Almadi ndaw si ñu rey doomu jàmbur bi ñu reyoon Almadi te patron doomu ay patron ay goro yu sundur ak ñoon yëpp bokk ci lan ngeen gis mu génn ci mais kañ ngeen di arrêter ces violences contre ces femmes kañ ngeen koy arrêter leen il faut arrêter am na loo xam ne du xel man de dinaa ci def sama kéemtulaay kàttan wax dëgg yàlla ba yëf yu mel nii arrêter parce que le Sénégal est un pays de droit dans les normes Sénégal pays de droit la ak lu nit mën a wax ci Sénégal dafa war a doon vraiment réew moo xam ne man de vraiment je suis vraiment toujours fier d'être sénégalais ndax ñun nee nañu suñu réewu teraanga la yow tey nga gis xale bu jigéen bu am ay jafe-jafe yow xamuloo lu ko dal peut-être sax néew ma dafa def dara même sax mën naa am problème mental naka ngeen di jàppee jigéen yéen xanaa seen yaram du daw mais et puis li gën a grave toj bi mu amee li ñu njëkk a def ci àddina mooy jéem a xool ay weenam dem ubbi ay yéreem di ko simmi mais c'est malhonnête c'est vraiment malhonnête et c'est vraiment pas sérieux et c'est malhonnête parce que wax dëgg yàlla bu dee ay loxooma sàcc yow looy simmee yéreem bu dee sax da nga soxor à ce point tu vas la déshabiller pourquoi nga defee ne lan moo tax doomu aadama di sol yére pour sutura ana sutura ay jullit la ñu ñun Sénégal c'est une majorité pays de musulmans mais yéeféer waxuma la catholique de yéeféer yi sax ñoo gën ni sénégalais yi di doxee pays boo xam ne 97% jullit waaye billaahi Sénégal moo gën a yées réewu yéeféer yi nekk ci àdduna bi mais c'est grave ay sàcc ay fen ay tappale ay jël alalu jàmbur ay triyande ay wax yu ñaaw ay dóor yooyu rek moo nekk seen xel violence rek sénégalais da nga koy ne 1 2 3 sax pes na la te pes yu tàng parce qu'ils sont inconscients du ñu xalaat they don't think du ñu xalaat they never think they don't think du ñu xalaat dañu ñàkk xel te dañu soxor seen xol yee bon war ngeen xoolaat seen bopp vraiment war ngeen xoolaat seen bopp
war ngeen xoolaat seen bopp tey xalaat. xel xalaat lay njariñ. xel xalaat lay njariñ. xel xalaat rek lay njariñ. xel xalaat lay njariñ. pays musulman boo xam ne ñaari kàddu yu jub mënu leen ko wax ci islam. gis naa micro trottoir yi am na yoo xam ne bu ñu leen ko laajee xamuñ ci dara di sàcc rek yenn sàcc tappale jël alalu jàmbur fen jiiñ ay nit loo xam ne defuñu ko loolu rek mooy sénégalais te loolu dafa ñaaw loolu dafa war a arrêter. Le Sénégal est un pays vraiment boo xam ne réewu jàmm la comme niñ koy waxee dañu fekk suñu maam yi am ay valeurs yoo xam ne dañu ko tegal donc valeurs yooyu la ñu war a dundee waratuñoo dox ci ay reyante ay gaañante ay dagg ay simmiwante ay ñaawteef yu mel noonu waruñu koo def. fii lañ fi defoon doomu maam Maxtaar bi génn fii di def ay affaire mën naa comprendre sax jigéen yu bëgg a simmil seen yére seen bopp loolu seen problème bu bopp la wallahi I don't get involved in that waaye vraiment ngeen di dem di jàpp ay doomu aadama yoo xam ne amul dara loo xam ne def nañ leen ko ngeen di leen toroxal surtout encore ci jigéen vraiment ñaaw na de ñaaw na de ñaaw na te yàlla du seetaan lu ñaaw ñi def ñaawteef bi yàlla dina leen atte ak doomu jàmbur bi maa leen wax lii yàlla dina leen atte ak moom te di ngeen xool ils vont finir mal képp ku am xel yu bon yu mel nii xalaat yu bon yu mel nii ci dee bu mujj ñaaw ngay mujj parce que lii dafa ñaaw yàlla bëggu ko. vous êtes vraiment malhonnête et vous me faites honte yenn saa yi da ngay ruus sax nekk góoru sénégalais bi ma seetee loolu démb ba léegi man maa ngi am gàcce cam ay góoru yàlla naka lay jàppee jigéen di ko def yenn ñaawteef yi te temps yi yëpp yéen a ngi gis bu dee yéen xeex ngeen bëgg yéen am ngeen koo leen xeexal Sénégal ñàkku leen koo leen xeexal bu dee sénégalais dóore rek nga bëgg am na koo mën a dóor ndax wax dëgg yàlla ku Farba Ngom romb nga ngadd ko wallahi al azim man maa la wax lii même bu ñu la jàppee dugal la kaso les sénégalais vont te battre vont se battre pour nga libérer Aliou Sall ku mu romb nga ne ko tël dóor ko bal ci bopp wallahi tu seras un héros national. Macky Sall romb tey nga ngadd ko wala Aly Ngouille Ndiaye ngeen ngadd leen nit ñu mel noonu ku leen ngadd wallahi billahi tallahi foo jaar ci àdduna bi tu seras un héros national. waaye ngeen toog doomeeraam yi ngeen bàyyi leen ñuy dund léegi ngeen ne amatu leen loo leen def jigéen ñi ngeen di dem vilipande di leen dóor vraiment c'est honteux dafa ruslu war nañoo xoolaat suñu ay taxawaay de war ngeen xoolaat seeni taxawaay war ngeen xoolaat ni ngeen di doxalee moi à ma personne man xam ngeen man fi ma taxaw I only have one stand and I think our problem is our government suñu problème bi gën a mag ci Sénégal suñu gouvernement la ak ñi ñu jiite mais ñeneen ñi yëpp da ngeen leen di tooñ Sénégal kenn waratu faa jàpp sàcc gis nga nit bu ñëwee sa boutique jël fa dara war nga ko mën a may nga tegal ko ci sax dara ñaanal ko yàlla moo gën waaye di dóor ay nit moom ndax dañoo soxla jël loolu waratul am Sénégal parce que Sénégal ñëpp a soxla Sénégal dëkk bi dafa metti jafe-jafe yi dañu tar ndax gouvernement ndax mal gouvernance seen gouvernement ni muy doxee mënu leen nekk ci jàmm Sénégal mënta am jàmm tant que Macky Sall mi ngi ci bopp nguur lii maa leen ko wax toog leen ngeen bind ko mënu leen am jàmm doo leen dégg jàmm Sénégal doo leen dégg jàmm doo leen ko gis doo leen ko laal tant que Macky Sall mi ngi ci bopp nguur gis nga pare na ci 6 000 milliards Alioune Sall yi ngeen xool délinquance yi nga xam ne waa gouvernement Macky Sall yi def nañ fi mu toll nii ñu ngi épingler son premier ministre de 140 milliards Abdoulaye Boun Dionne ñu ngi koy épingler benn 140 milliards toog leen ngeen xool scandale boobu tamit mi ngi waaj a éclater Sénégal da ngay toog di dégg ay milliards ba nga yaakaar ne déedéet lii lan ay milliards dañ koy tudd mel ni kuy tudd ay 100 francs il vole tellement de milliards que mënu leen nekk ci jàmm. Mansour Faye un délinquant fiscal Youssou Ndour un délinquant Alioune Sall moom boo ko booroon catégoriser tey da nga koy catégoriser ci catégorie terroriste Aliou Sall c'est un terroriste yéen ngeen toog bàyyi imbécile yooyu yëpp ngeen toog dóoru leen ñooñu xasu leen ñooñu ngeen di jàpp ay jigéen di leen simmi di leen dóor waaye jigéen du pour dóor waay seet leen ngir yàlla ngeen xalaat ngeen doxal seen bopp yi def leen ni góor yu baax yi di def
jigéen takk lañ la ci wax boo amee soxna su baax nga toppatoo soo manul yow nga toog sa kër te lem sa gente bàyyi dóore da ngeen violent trop, vous êtes très violent te violence bi yëpp ci force inférieure yi rek lay dem du dem ci force supérieure doo gis ku sóoru koo xam ne yaakaar na ne xeex bii dina metti ñoom xeex bi ñuy sóoru toujours da ngay gis ponkal mu taxaw xool xale bu ndaw di ko noggatu naan ko wala kaay ñu xeex. Arrêtez ces choses du rafetul, c'est mauvais wallahi c'est mauvais yàlla bëggu ko. Nobody wants that. Macky Sall barki Dembo Ndiaye sàcc na fi seen 1000 milliards 1000 milliards Covid 19 bi suba mu inventé fi waat lu bees mu dajale waat fi ay milliards sàccaat ko. Macky Sall boo leen bëggee xam exemple am mooy le voleur maanaam sàcc bu chronique la. Gis nga bu demoon ba amatul lu mu sàcc sax dina simmi yëre boppam teg ko ci mbedd mi sàcc ko parce que moom loolu la xam. Macky Sall loolu la xam, xamul lu baax, sàcc la xam ak fen. te dina continuer sàcc Sénégal continuer fen sénégalais yi ba ngeen tos kari tant que jógu leen damm ci bant du arrêté. bu yeboo de ngeen jël lii nga xam ne moom moo nekk Mali ñu profité ci. Gis nga occasion Mali bii sénégalais yi bu yeboo ngeen jàpp ci te profité ci. Man daal lii laa amoon loo xam ne am naa ko pour wax ko may ñaan sama mbokku béykat yi fépp ci Sénégal nag waxuma rek Ndengeleer de fépp ci Sénégal mbokku béykat yi partout au Sénégal fexe leen ngeen jot seeni ay këyitu tool. béykat fépp ci Sénégal laa wax Sénégal bopp ba bopp képp kuy béykat boo gisee li xew Ndengeleer demal nga jël sa ay tool nga registré ko nga am ci këyit yu wóor. parce que tey li xew Ndengeleer xam leen ne que trend la, li ñuy ne trend maanaam lu bees la loo xam ne xew na. Macky Sall dina maye suufu Dakar yi yëpp bu paree wàcc Kaolack bu paree Kolda bu paree Diourbel dina wàcc fépp Tamba Vélingara fépp dinañ ko def. ndax barki démb rek maa ngi seetaan ay nit yu nekk Vélingara ne di wane ay terrain ne terrain yi dañ ma ko may gis naa ko man. donc loolu bu amee Vélingara am Tamba am Kolda dina am Ziguinchor dina am Dakar dina am fépp ci àdduna bi teeru Sénégal yi yëpp Macky Sall dina ko jël maye ko. donc vraiment maa ngi leen di jéggalu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen waa kër yëpp di ñaan yàlla may ñu yendoog jàmm ak salaam. bu dee foo leen nekk ci àdduna bi nag seen yendu jeex na ñu may yàlla ñu ñaan yàlla mu may ñu fanaan ak jàmm ak salaam. wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw Cheikh Amadou Konaté mu ne Tounkara on peut parler en privé, tu peux m'appeler. waaw man nga maa woo voilà, ma ligne est ouverte. Merci beaucoup.